mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen télévision régionale Prestige TV xibaar yi nag moo di centre national d'orientation ñoom amaloon nañu bés bu ñu jagleel wàllub nemmeeku ay métier ngir ndaw yi mën a am ëllëg bu baax. institut de formation bi di IRPFA li jëmbale woon nag ci wàllum tijji seeni buntu ñoom nag ñu ngay wan ndaw yi ana nan nañuy liggéey. maire bi di Babacar Diop amaloon na ab tukkib nemmeeku ci université Iba Der Thiam bu Thiès ngir gunge leen ci wàllub numérisation nis tuuti ñu faram. salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi yegg si ngeen jàmm ci Prestige TV seen édition wu soir bi du 20h ñu koy dooree ak jëwriñ ji ñuy dénk wàllub wér-gu-yaram moom nag dikkaat na ci tolluwaayu mbas mi ci bésu tey jii def nañu 888 tests ci loolee nag ñeenti nit ñoo ci daal di am mbas mi di coronavirus ci ñeenti ñooñu ñett ñi ay cas communautaire nañ maanaam ñooñee ñu leen ko wàll kenn xamu ko am na ci benn cas contact ko ñoo kookee ki ko dañ ko wàll ci loolee nag am na ñaari nit ñu ci wér ba daal di ñibbi seen kër am na kenn ku ca nekk ci sauvetage bésub démb yema woon ak fukki fan ak ñeent ci weeru avril kenn ñàkku ci bakkanam. ana nan nañuy jàppale ndaw yi ba ñu mën a am xëy bu baax waaye it daal di cay tekki loolee moo nekk yittewu centre d'information bi organisé woon ab journée ngir mën a wane métier yi ñoom nag seen objectif moo di jàppale ndaw yi ngir ñu waajal seen ëllëg mën a tànn métier bu baax daal di cay tekki seen directrice bi di Mame Diarra Diop moo yoroon seenu kàddu ci micro Diawy Kouyaté ak Cheikh Fall. Le service national d'orientation professionnelle mooy service bi nga xam ne day jàppale xale bi pour mu mën a am taxawaay bi mat ci tànn métier ak ci taxawaayam ci société bi en gros ñaari volets yu am importance yooyu lañ am defar nit ki ci xam-xamam defar nit ki ci taxawaayam ci comportement wam donc loolu moo tax pour ñu mën ko atteindre il faut que xale yi ñu leen di yóbbu ñuy gis li am ci école yi di gis formation yi am ak métier yi découvriral ko seen bopp xoolal ko seen bopp ba nga xam ne ëllëg bu ñuy choisir li ñuy tànn day nekk luñ tànneef boo xam ne dañ koy teg ci xam-xam bu wóor dañ koy teg ci seen comportement ñoom ak seen mën-mën ak seen motivation donc je pense que loolu moo ñu tax a jóg tey muy nekk nag un programme boo xam ne dañ koy dérouler presque je dirais au niveau national am na yeneen équipe actuellement yu nekk ci terrain bi ci yeneen dëkk yoo xam ne ñu nga fa di xool xale yi nekk ci collège yi nga xam ne dañoo war a buñ paree tànn ban filière ak ban métier la ñuy def ñu leen di woon possibilité yi am ci formation professionnelle et technique pour que ñu yombalal leen seen tànn pour que ñu mën ci teel a dem mën ci liggéey fii nag tey métier agriculture la ñu nekk agronomie waaw exploitation agricole ñu gis ne ñu am bac ñoo nekk fii di ci def seen waar di ci béy li ñu gis fii vraiment tey neex nañu parce que gis nañ ne buñ ko continuer daal li ñu bëgg a dem ci autosuffisance alimentaire mu jaar ci mbéy mi dinañ ko atteindre ci suñu réew. jërëjëf IRPFA nekk école bi saytu wàllum jën ñoom nag dalaloon nañu ay élèves yi ñëwoon ngir saytu l'école boobee moom directeur ba nag kilifa bu mag ba fa nekk daal dina leen di tijjal ay buntam wan leen ana nan nañuy tàggatee ndaw ya fay jàngee ñu déglu Serigne Fallou Sène ci micro Diawy Kouyaté ak Cheikh Fall. tey nag dañoo amoon ay gan yu mag gan yoo xam ne ñi ngi jóge ministère de la formation professionnelle fële ca Ndakaaru dikkoon nag di nemmeeku si suñu institut bi ñuy wax IRFPA ngir won ay xaleel yu jóge Xombol benn école bu nekk Xombol ñu ñëw pour mën leen a fexe ubbi seen xel ci opportunités yi nga xamante ne moom la ñuy am pour mën a créer ay emploi xale yooyu nag toll nañ ci fanweer ak seeni professeur ñoo ànd ñëw visiter si xale yi bi ñëwee dalal nañ leen tatagal leen expliquer leen waa maanaam wax leen daal li nga xamante ni moom la ñuy def fii bu ñu noppee nag ñu dugg ci biir école bi kenn ku ci nekk centre bi won la li ñu war a def li ñuy def fii li ñuy def ci centre bi ñu won la ko ñu ngi jëkke ci bassin hors sol yi nga xamante ni ci la ñuy yare jën yi nga xamante ni dañoo digg doomu
ak jën yi nga xamante ni dañoo mag nañu déjà ñu leen di wax ay géniteurs maanaam yooyu nga xamante ni moom la ñuy utiliser Mbour jural pour am ay doomu jën yu ndaw léegi nag bu ñu noppee ci loolu ñu won leen njariñu ndox miy jóge ci élevage jën bi maanaam ci biir bassin yi nga xamante fi la jën yi nekk ci agriculture maanaam ci wàllu mbay mi alors donc xool naka la ñuy defee mbir yi ak xool bassin yi parce que fii dama wax ni 20 junniy jën lañ fi mën a produire tous les 3 mois donc mu nekk lu am solo ci contribuer ci li nga xamante ni moom mooy développement wu aquaculture ci Sénégal. desandi ba tey ci institut boobee ndaw yi nag lañ fa doon def nekkoon lu am solo ci ñoom ba tax na kii di Seynabou Seck nekk conseillère ci centre national d'orientation bi daal di ci yëkkati ay kàddu di ñaax ndaw yi ci seen ëllëg ñu teewlu ko moom it ci micro Jawi Kouyaté ak Cheikh Fall. li ñu dajale tey fii mooy li ñuy wax les JDM mooy les journées de découverte métier. activité la boo xamante ne SNOP service national d'orientation professionnelle daf koy organiser ak ay ndaw yoo xamante ne ñu ngi toll ci tànn lu ñu war a jàng tànn fu ñu ko war a jàngee ñu ngi toll tam ci xam ndax ku ci nekk war na am information xam lan la mën a jàng ak su ko jàngee lan la mën a liggéey te bés bu mel ni tey loolu lay jëriñ ñu gunge ndaw ñi orienter leen informer leen sensibiliser leen par rapport à l'importance d'avoir très tôt un projet personnel et professionnel donc tey loolu moo ñu fi dajale woon xale yi ñu jëlee leen xombal indi leen fii ci centre bi ñuy wax IRFPA muy centre boo xamante ne ay ndaw ñoo ko yore boo seetee directeur bi ingénieur la spécialiste agriculture la ak aquaculture ci diir bu gàtt ba pare nag mu ñëw investir fii ci réew mi créer fi loo xamante ne en plus de li mu nekk filière bu innovant li muy def te moom ci li mu école bi dafa nekk un modèle de développement social ndax li ñuy liggéeyee yëpp ci école bi lañ koy defee te lenn duñ ko sànni. ndaw yi nañu yeewu bu ñu xaar ba am 25 ans 30 ans pour door a laaj lan laay def pour ne awma ku ma dimbale pour ne état bi amul ndimbal ci population bi wala pour ne sama yaay dimbale wala sama papa. lii pour ndimbal bi njëkk bi ci loxol borom lay jógee xale lu mu nekk ndaw su jegee fukki at rek wala mu teg fukki at rek. war na mën a xam moom lan la bëgg ak fan la ko mën a amee. maire bu Thiès mu nga woon ca l'université Iba Der Thiam bu Thiès ay tànkam nag moo di lëkkaloo ak waa université ba ci wàllum numérisation ci service ya nekk ca mairie ba moom docteur Babacar Diop nekk maire bu Thiès rafetlu na loolu dalal ba ko waa l'université ba dalal mu koy xamle ci ay kàddoom ñu teewlu ko. En tant que maire de la ville de Thiès dama amoon ay mébét yoo xamante ni dañ ci doon sàkku jàppale université bu Thiès lu demee ni ci aménagement bi ci assainissement bi yoo xamante ni dëkk bi am na ci ay jafe-jafe yu bari wax nga ko léegi ci wàllu inondation bi nga xam ni chaque année Thiès da ciy dund loo xamante ni metti na torop li mel ni ay espace vert gis nga ko ci dëkk bi amatul fenn foo xam mën nga faa génn féexlu fa ndax espace yooyu yëpp nangu nañu ko boo jëlee suñu état civil mairie Thiès xam ngeen jafe-jafe ya fa nekk xam ngeen ni Thiès waaye ci bis bu nekk ñu ciy ñaxtu nañ ko gérer ñu jàpp ni solution bi mooy ñu def numérisation donc état civil bu Thiès yooyu yëpp nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni ñun am nañ ci ay mébét indi ci ay saafara ci wàllu santé ndax tey ji am nañ centre bu bees boo xam ne day faj ay mag donc centre bi tabax nañ ko ba pare mairie Thiès moo ko war a gérer mais université Thiès war ñu ci mën a jàppale ñu fexe ba centre boobu centre de gériatrie bi mën a fonctionner yooyu yëpp nekkoon ay poñ yoo xamante ni moo ñu fi indi woon baneen bi mooy mobilisation ay ressources maanaam nan la ñu mën a def ba yokk budget bu mairie bu Thiès parce que yéene yi ñu am yëpp nag lu mu rafet du yéene yi set ci amuñu ay moyens dina indi ay jafe-jafe ville bu toll ni Thiès ñu ne le budget mi ngi toll ci 1,8 milliard loolu xam nga ni yan wul maanaam nan la ñu université mën a jàppale ci xam-xam bi ñu am ci expertise bi ñu am ba ñu mën a mobiliser ay ressources yoo xamante ni fii ak at yi di ñëw dinañ yokk bu baax a baax suñu budget ba mën yéene yi ñu am ci Thiès ñu mën ko réaliser yooyu yëpp nekkoon ay waxtaan yoo xam ni ñëwoon nañ fi waxtaan ak ñoom it vraiment ñu wan ñu laa biir bu yaatu wan ñu vraiment
yéene yu set pour jàppale Thiès ndax ñoom Thiès la ñu nekk et vraiment loolu ñu rafetlu ko ñu am ci yaakaar bu baax a baax. kon man bu ma génnee ci rencontre bi dama gën a am dëgër lay bu wóor jàpp ni ak université de Thiès ak seen xam-xam dinañu jàppale bu baax a baax. desandi ba tey ci l'université Iba Der Thiam bu Thiès ka fa nekk recteur bi rafetlu na loolu ñëw ba fa maire bu Thiès di Babacar Diop ñëw mu ngay xamle itam ni dinañu ko gunge ci liggéeyam ak it fa mu bëgg a jëmale dëkk bi di Thiès soxna Ramatoulaye Diagne Meng moom moo ko xamle moom mi di recteur université Iba Der Thiam ñu déglu ko. gis nañ ne monsieur le maire xam na fan la bëgg jëmale Thiès te ñoom it am nañu jumtuwaay boo xam ne dinañ ko mën a accompagner ci foofu mu bëgg jumale université wu Thiès moo tax tey nii ndaje bi am solo lool ndax dëgg la ndaje wu étudiant la bu ñëw nuy ci professeur wante ndaje la boo xam ne day wane lan mooy se mettre au service de l'État. Le maire dafa ñëw ne ñu yéen man ak yéen ñun ñëpp dañu nekk di servir état bi kon su ma ñëwee am naa sañ-sañu ne leen man de lii laa namm ci yéen ñu nit ñu am sañ-sañu ne que ñu nit monsieur le maire bëgg nañu nga accompagner lii ndax jeexital bi mooy rek nu ñu mënee jëmale kanam suñu réew moo tax ma am ci mbégte lool. ma gisit ne suñu université dafa di université boo xam ne université wu métier la. li fi maire bi wax ne moom la soxla macha allah loolu yëpp am na fi may gërëm samay collaborateur di gërëm sama secrétaire général di leen ñaax yoon bii ñu nekk ñu gën ko jëmale ci kanam ndax loolu enseignement supérieur njàng ak xam-xam mooy jëmale réew kanam. jërëjëf xibaaru biir réew mi dañu koy dooree ak li jëm ci wàllum xëyub ndaw mi jëwriñ ju ñu dénk wàllum emploi mu ngay lëkkaloo ak fanweeri ñetti entreprise ngir jëmmal lii di xëyub ndaw yi xibaaru biir réew mi ak Adji Aram Seck. ñu tàmbalee xibaar biir réew mi ak mbootaay bi ñu dénk ndaw Afrique yi ak bi ñu dénk wàllu jàngale bi ñu ngi sàkku ngir ñu mën a dekkal tàggat yaram ci école ak université réew yi nga xam ni ñoo ci bokk. wax nañ nag lu ëpp solo ci ñàkkum jumtukaay ak jàngalekat yi leen di tàggat bu ñu jógee ci loolu wax ci leneen lu soxal réew mi nguuru Sénégal mi ngi lëkkaloo ak ñiy joxe liggéey yi ngir ñu mën a wëyal programme bi ñu tuddee xëyu ndaw yi jëwriñ bi ñu dénk wàllu liggéey yi amal na ay nemmeeku yu mu def ci ay liggéeyukaay yu bari lu toll ci fanweer ak ñett ci loolu la xaatim lu mat junni ak ñaar fukk ak ñett ci ay contrat ñu jeexalee xibaar biir réew mi ak réewu Argentine ci wàllu jëflante ak dëkku Afrique yi bëgg na Sénégal nekk bunt bi bu loolu amee it réewu Argentine dina mën a suuxat jëflante ci wàllu politique koom-koom ak caada ki xamle loolu nag mooy ambassadrice bi teewal Argentine fii ci Sénégal looloo fi wàccoon ci xibaar yi ñeel biir réew. jërëjëf Adji Aram Seck xibaaru biti réew guerre ba am ca Ukraine waaye Russie ñu ngay xamle ni danañu gën a taral bombardement yi ca ville bi di Kiev xibaaru biti réew ak soxna Ramatoulaye Cissé. dañu koy dooree ci réewum Mali xeexoo yi nga xamante ne ñoo doon am foofee ngir xeex wàllum terrorisme dafa daal di laal ay jàmbur yu bëri yoo xamante ne laalee wuñ ci benn yoon loolu moo tax waa Amnesty International di benn ONG daal di def benn rapport ci àllarba bi yem ak ci fukki fan ak ñett ci weeru avril ngir xeex ñaawteef yooyee nga xamante ne kenn àdduwu ci ba tey. Banque mondiale daal dina débloqué ci lu tolloog 300 millions de dollars jagleel ko réewum Éthiopie mu nekk nag financement bu njëkk bu ab institution internationale def jagleel ko réewum Éthiopie depuis bi fa guerru Tigré yi commencé ba léegi te mu commencé woon ci fin wu 2020 300 millions de dollars yooyu nag waa Banque mondiale ñoo ngi xamle ne dañ ko jagleel communauté Éthiopie bi yépp ngir ñu daal di tabaxaat seeni infrastructure yi nga xamante ne guerre bi daf ko yàq waaye tamit jàppale ñi nga xamante ne ñoom lañ doon siif ci guerre boobee.
jeexale xibaaru bitim réew yi ak gouvernement russe bi xamle ne dina gën a yokk xeex bi mu doon xeex foofee ca Kiev loolee nag li ko waral mooy waa Kiev ñoom it dañoo tàmbalee attaqué territoire russe yi Moscou sax moo ngi xamle ne ab usine d'armement daal dinañ ko bombardé foofee ci wetu capitale bu Ukraine ministre russe bi yore wàllum défense moo ngi xamle ne dina yokk attaques yi foofee ca Kiev ndax sabotage bi nga xamante ne ab régime nationaliste bu nekk foofee ca Kiev ñoo ngi koy amal ba tey moo ngi yëgle ne dinañ yàq ab atelier de production de missiles sol-air foofee ca usine bu Vizar mbokk yi tey lii moo nekkoon seeni xibaaru bitim réew. jërëjëf soxna Ramatoulaye Cissé xibaaru tàggat yaram nañuy jeexalee réew bu Sénégal gannaaw ba mu gagné lii di Coupe d'Afrique des Nations waa CAF daal di nañ koy jox 2,8 milliards xibaaru tàggat yaram ak soxna Aïssatou Sow. xibaaru tàggat yaram yi dañ koy tàmbalee ak contrat bi nga xam ni moo dox ci diggante LONASE ak fédération sénégalaise bu basketball loterie nationale sénégalaise nag daal dinay jël dogal ci alxames bile daal di jël koppar bu yemook juróom-ñaar fukk ci ay millions daal di koy jagleel fédération sénégalaise bu basketball loola nag mi ngi jëm ci ab convention partenariat ak sponsoring bi nga xamante ne daal dinañ koy xaatim ci diggante ñaari wàll yooyu le contrat bi nga xamante ni nag moo njëkk dem ci diggante ñaari wàll yooyu ñu ngi ko xaatimoon ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier atub 2021 koppar ga toll woon ci juróom fukk ci suñu ay millions bi lépp contrat bu yees nag ki nga xam ni moo ko xaatim moom mooy Lat Diop di directeur général bu LONASE waaye itam président bu fédération sénégalaise bu basketball di Babacar Ndiaye boobule contrat nag dina toll ci at ñu wax ci football ak Coupe d'Afrique des Nations gannaaw Sénégal nag ba mu gagné fanweer ak ñetteelu édition bu Coupe d'Afrique des Nations daal dinay jot ci koppar lu tollook 2 millions yu toftal jugee ci confédération africaine bu football tax sax ba ñi nga xam ni ñoo jiite fédération sénégalaise bu football bu Sénégal xam le ni boobu le koppar nag dinañ ko xaaj ci ay pàcc yu bëri jagleel ko li nga xam ni moom mooy Ligue 1 bu Sénégal waaye itam Ligue 2 nationale 1 ak 2 waaye itam li nga xamante ni moom moo jëm ci club yi ak association sportive ku si nekk di nga jot wàll ca boobule koppar ñu jeexal xibaaru tàggat yaram bi ak Ligue Europa équipe yi nga xamante ni ñoo war a jongante ci demi-finale yi daal dinañ leen xam équipe bu Barcelone nag du ci bokk ndax démb kii di Francfort moo ko daal di daan tax ba moom Barcelone du mën a bokk ca yooyu le demi-finale ñu gis ci ay équipe yu mel ni Leipzig, Francfort, West Ham ak Braga ñoom ñi lee ñoo nar a jongante lu jëm ci demi-finale Ligue Europa mbokk yi li moo nekkoon seen xibaaru tàggat yaram. jërë ngeen jëf mbokk yi li lañ leen indiloon ci ay xibaar waaye it mën ngeen di wéy di seetaan suñu xibaar ci www.prestigethies.com ngeen di am jàmm ñuy am jàmm suñu réew am jàmm jërë ngeen jëf.